Guy Marius Sagna mi jiite FRAPP France Dégage tey jii janoona ak juge troisième cabinet lu aju ci tuuma yi ñu koy toppe bokk na ci turbale ordre public bi ak nas ay pexe yoo xam ne mën naa yee fitna ci mim réew ginnaaw ba mu jën ak juge bi ba noppi nag seeni avocat déposé lu ko ab liberté provisoire mu di bëgg ñu bàyyi néggandiku avocat bi di maître Moussa Sarr ne am na yaakaar ci ne ab clientam dinañ ko bàyyi donte liberté provisoire lay am mu dellu këram. at ak ñaari weer di fukki weer ak ñeent yoo xamante ne ji liggéeykat yi ca Médis Sénégal toog nañu ko kenn fayu leen ñu nekk ci jaaxle nee nañu nag lu jiit njàgg ministère des finances ak ministère de la santé ñooy njàkk jafe-jafe yu ñuy dund ñoom ñooy ñi ko waral. beneen doxalin ci woppu coronavirus ji di corona anglais bi am na ci benn doomu Sénégal boobu gis nañu ko fa yëf ya feeñe kon ci laboratoire bu IRSF professeur Souleymane Boub dana ci indi ay leeral ci xibaar yi. tey jii ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars di bés bi ñu jagleel màggal ndox ci àdduna bi yëpp fii ci Sénégal nag ñu seetlu ne bari na fi quartier fu ca mel ne ca Arafat 5 ñàkkum ndox yu askan wi di dund tuñ ju métti la ñu nekkee ngir mën a am ndox reportage lay doon ci xibaar yi ak ki nga xam ne moo di Fat Bintou Conté lu aju ci catastrophe sanitaire bi ñu tegoon ci réew mi teggi nañu ko démb ci diwaanu Ndakaaru ñu ak week-end bi sax ñu seetlu fi ne ñiy faral di feetu kon am siiwee la ñu ko defee gëmewuñu ko nan la ñu ko dundee des na ci ànd ak yéen ci xibaaru timis yi mbokk yi lii mooy li gën a fës ci xibaar yi ngeen taaxee lu ñu faram fàccee leen ko. nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias ni ñu ko junjee ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi doore xibaar yi ak lu ñeel mbirum njiital FRAPP France Dégage mu di Guy Marius Sagna janoona tey jii ak juge bu troisième cabinet lu aju ci tuuma yi ñu gàll ci ndoddam bokk na ci association malfaiteur participation à des crimes et délits et organisation de mouvements insurrectionnels mu di daal dina si pexe yoo xamante ne ji di ca wooyu nit te mu mën a jur fitna ci réew mi gannaaw seen janoo beek juge bu troisième cabinet bi ab awakam di maître Moussa Sarr déposé ko ab liberté provisoire ngir bëgg ñu bàyyi ko bàyyib néggandiku ba keroog yoon di wax lan la dogal ci mbiram maître Moussa Sarr ne am na yaakaar ci ne demande liberté provisoire boobee danañ ca amee lañ cay wut ñu teewlu ko ci micro Pa Fara Ñinga waroon déglu muy le doyen des juges d'instruction dafa am ngant moo tax juge troisième cabinet moo ko mujj déglu loolu aussi ci procédure lu jaadu la donc moo ko déglu finalement ci liñ koy tuumal déglu nañ ko ba pare sànq ginnaaw bi déglu bi jeexee léegi déposé na demande de mise en liberté provisoire pour ñu mën ko bàyyi nëgëndiku teg ko nag ci ñaari ponk bi jiitu mooy dañ ko jàppe ci loo xam ne ay la yowén defu ko loolu kenn du ko nattable defu ko dañ ko jàpp fàggandiku te ci droit kenn mënul jàpp nit ci jàpp fàggandiku da ngay dog ba nit wax mbaa mu def lu mu warul def nga door ko jàpp mais ci moom biñ koy jàpp loolu amu ci ñaareel bi mooy xam ngeen ginnaaw li fi xew ñëpp dañu ñaan pour ñu teg lépp ci suuf pour ñu wéyal jàmm ji donc jàpp nañ ne pour saxal jàmm jooju ci réew mi bàyyi Guy Marius Sagna ak yeneen ñoñam yeneen nawle mi ñu jàpp dana dëgëral jàmm jooju ki ko waroon jafe-jafe yam ci biir parti bi di APR Alioune Badara Diouf mi ngi koy dëggal moom député responsable APR bi di xam ne responsabilité mi ngi gàllee ci njoddal ñi nga xamante ni ay ministre lañu ak directeur général yu nekk ci biir parti bi gis na ne daal lu aju ci seen dogu ak li nga xamante ne ji moo di ngor gi ñu waroon a doxee loolee la ñu doxewul woon Alassane Ba Abdoulaye Diallo daje nañu ak moom Alioune Badara Diouf daal di wax jafe-jafe yi nga xamante ni moom moo nekk biir parti politique am di APR mu jàpp ni am na ñetti mbir yi ko waral bi ci njëkk nee na li nga xamante ni moom mooy ñàkk légitimité ñenn ñi nga xamante ni tabb nañ leen te ñu doon ay responsable c'est-à-dire que xamuñu ki fi nekkoon démb ak barki démb xamuñu ki nga xamante ne sonnoon na lool ci parti bi ba ñu war koo mën a jàppale xam nga kooku loolu ça pose problème. mu yokk si ne yenn ministres yi ak directeurs généraux yi amuñu loyauté jëmale ko ci ki nga xamante ni moom moo leen fal ak parti bi. parce que ñoom seen image rek a leen intéressé ça je le dis parce que tey jii ñoom booy attaqué président de la république duñu la wax dara mais ñoom doo leen attaqué xam nga loolu manque de loyauté moo ko waral parce que boo gisee lu tax mooy gis nga dimbale tey jii ñoo xamante ne bokkuñu seen parti opposition lañ bokk. pour bañ rek ñu attaqué leen moo leen gënal fuuf dimbale ñu bokkal parti man assemblée nationale bee ñu nekk fee am na fa ministre yoo xamante ne je te jure laa lay wax nii
mën na am benn député mouvance présidentielle bu leen woo duñu ko faale mais bu benn député opposition yëkkatee téléphone am woo leen dañu koy wuyu parce que bëgguñu régler problème am parce que bëgguñu mu attaqué leen. mu gis ne ci li ni mel njiitalu parti bi di Macky Sall responsabilité am mën nañ ko cee lim wala sax mën nañ ko cee bañ a lim. nommé na ay nit ñoo xamante ne dañu bokk ci parti am du dëgg ay ministres wala ay directeurs généraux yoo xamante ne ni am nañu latitude mën a jàppale du dëgg moom foofu la jaanam wàcce donc ñooñu ñoo war a doon ay relais n'est-ce pas ci base bi ci communes yi ci département yi donc loolu aussi loolu mooy problème bi. Aline Badara Diouf di sàkku ci ndaw parti bi ñu daal di organiser waat ngir gën a mën a jekkalaat seen taxawaay. tey jii jaadu na boo ne commune tel ñu ne la jeune bi moo ko jiite. Serigne Adi Sy kilifa diine bu yëngu ci wàllu politique amoon ab janook taskatu xabaar yi defee woon ko ca diwaanu Tivaouane yëkkati ay kàddoom sàkku ci ndawi réew mi ak ci askan wi ñu góorgóorlu ba li fi woon ñu dundoon ko fi mu di fitna ki jafe-jafe ñu fexe ba bu mu fi amati gis na ne réew mi ñoo ko moom buñ ko yàqeet seen bopp la ñu yàqal. Reportage Cheikh Anta Diop say latir. Serigne Adi Sy mi nga xamante ne moom moo jiite kuréel gi di mouvement tànn nekk fii ci Tivaouane yëkkati kàddoom di ñaawlu li nga xamante ne xew la ci réew mi ci fan yi ñu génn moom sax nee na li ko gën a naqarit mooy ñi nga xamante ni dañoo yëkkatiwaat seen kàddu di wax ne buñ sàgganul dina am ñaareelu vague ay manifestation ñun daal yéen nañu Sénégal lu dul deuxième vague histoire waaye ñun deuxième vague ñun xamuñ ko ci leneen lu dul ci Covid bii ñu ñaan yàlla mu yem fi am nañ ci yaakaar nag ndax. mag ñi ñaan nañu kilifa yi ñaan nañ ci taxawaay gis nañ ko ci sëriñ Babacar Sy Mouhamadou Mansour taxawee ci événement bi suñu waajur ba nekk ca Touba sëriñ Mountakha yàlla na ko yàlla dolli kàttan yëg nañu taxawaayam muy lépp rafetlu kon nag tabarakallah ku amul kilifa doo juum tu am nañu kilifa. Serigne Adi Sy di dalal ndaw ñi ngir jàmm am ci réew mi waaye nag mi ngi wax njiitu réew mi di Macky Sall mu gëstuwaat xale yi bu baax a baax taxawu leen. may ñaan ci li ci Tivaouane am nañu ay usines yu fi ne monsieur le président moo xam ICS moo xam MDL moo xam poste bi nga jël jox ko doomi Tivaouane muy Abdou Ndéné Sall di TER Tivaouane xaj nañ ci waaye gis ñu seen bopp ñu lay ñaan monsieur le président de la république bàyyi xel daal ndaw yi ma yóbbante ci moom. moom di ab sëriñ nekkit politicien moom nee na ñi nga xamante ñi ngi ci langue politique gi ñoom ñëpp ku ci nekk war naa wane bëggam gu mu bëgg réew mi te Sénégal bu demee ba yenn yi di fi xew daanaka ñëpp war a booloo nekk benn ngir jàmmi réew mi. Farba Ngom di député bu faree ci langu nguur gi gis nañu ko keroog mu wooteem ndaje meeting mbooloo bari woon fa lool ñu bari amul njàqare ci jamono ji nga xamante ne ji dañuy tere ay dajoo ki dajaloo ngir lu lawal coronavirus bi ñu moytu ko moom Farba Ngom yëkkati kàddu di leeral di xam ne ci bés boobee lu toll ci 5,000 masque moom la kon jébbal askan wi ngir rek ñu mën di masque wu ngir mën a moytu woppi coronavirus ji leeral yi député Farba Ngom. La pandémie elle est là mais ça n'a pas empêché les gens de circuler. Tu vas même à Dakar là où yaakaar naa tey moom mooy virus bi fa la fekkee baax fa la jur ay doom am ay set biir Ndakaaru terewul na am na ñoo xam ne dañuy dox ci mbedday Ndakaaru duñu am masque am bagaay fustigé mooy koo xam ne ni kii sa xel dafa nekk ci moom rek masque dafay protéger xam na ne docteur yi loolu la ñu digle te appliqué ko dafa am solo trop man d'accord naa ci ndax xam naa ne mooy lu ñuy aar suñuy njaboot aar suñuy mag loolu dafa am solo trop mais il faut savoir que aussi nous waxuñu la newuñu Matam amul Covid bi mais c'est limité on parle de toog da nga toogaat ay fan doo déggaat mu am yàlla dafa dogal chaleur bi fi ne vous avez vu 43 degrés nit mën nga nekk chaleur 45 degrés sax nga am Covid mais yàlla dafa dogal comme ñun boo nee ne ci gox goo xam ne bi ñu nekkee liir ay xale ay nimakinine yi weex xat lañ daan naan dafa bokk ci lu ñu jàppale ci Covid bi ba nga xam ne wax dëgg yàlla mën nga ko am ba wér sax doo ko sentir. maire bu Agnam Civol député Farba Ngom leneen ci wàllu xibaar bokk na ci catastrophe sanitaire bi nga xamante ne ji kon tegoon nañ ko teggi ko dindit couvre-feu bi woon ci diwaanu Ndakaaru ak ca Kees ñu seetlu na ci week-end bi mu di ci gaaw bi ak dibéer bi ñu bari ci askan wi am siwee la ñu ko def mbégte la ñu ci àndal mën nañoo génn féexal kon seen xol loolee li koy firndeel moo di reportage bi nga xamante ne ji Ibou Kane defal nañu ko. 2 heures du matin ci
Ibou Kane jëm ci reportage boobee nga xamante ne ji defal nañu ko mu ñeel lenn ci askanu Sénégal ci Ndakaaru kon ak it week-end bi ni ñu ko dundee fii ci Almadi ginnaaw bi ñu dindee catastrophe sanitaire bi dindit li nga xamante ne ji moom moo di couvre-feu bi woon ci Ndakaaru ak ci Kees may leen ñu mën a génn féexal seen xol noonee la ñu ko dundee Ibou Kane la ñu ci àndal ci reportage ci Almadi. Ibou Kane jàppandeegul des na ci dellu ci yeneen xibaar des ba léegi ci wàllu wér-gu-yaram ak it groupe VIH réseau Wanetam bi nga xamante ne ji am na benn atelier bu mu door fii ci diwaanu Ndakaaru jëm ak moom nag ñeenti fan ci weeru avril atelier la boo xam ne fu nekk nit bàyyeekoo na fi ci sous région bi ñëw li ñu bëgg a xam daal moo di tàggat ay nit ngir ñu xam jàngoro yu yees yu mën di ñëw ana nan lay ñëwee bu ñëwee nan la ñu mën def ba mën koo faj ndax it paj mi nu ñuy def ba mu doon lu wér ci askan wi nga Fatou ki ne dem tee woon atelier bi reportage. ci lu jëm ci variante britannique 2 bi li ñu seetlu moom mooy ni muy lawee moo gën a gaaw fuuf loolu la ñu nemmeeku ci réewu France ca États-Unis itam naka noonu ñun nag ñu ngi saytu bu baax a baax lépp lu aju ci soppite virus googu li koy màndargal moom mooy mutation bi muy def di waral ba yenn saa yi bu duggee sa yaram soldaar ya ca nekk du ñu am efficacité bi war loolooy waral yenn saa yi ñuy gis li ñuy xaar ca vaccin bi duñ ko gis. jégalu bu baax a baax kooke di professeur Souleymane Mboup président bu IRSF doon indi ay leeral jëm rek ci ñaareelu corona britannique bi nga xamante ne ji kon am na kenn ku ñu ko gis fii ci réew mi dib doomu Sénégal laboratoire bu IRSF moo ko gis lu aju ci yëf yeeg juróom-ñetti mutation yi nga xamante ne ji dina ko def bokkit ci variant yi ñu nekkoon ñoo gën a gaaw a wàlle ci la doon indi ay leeral moom professeur Souleymane Mboup dina ci dikk nu mu gën a yaatoo ci waxtaan boo xamante ne ji kon séq na ko ak télévision Futur Média ginnaaw journal 20h bi lay doon maa leen ko junj sànq mooy ña doon liggéey ci Médis Sénégal ñoo ngi ci jaaxle ndax toog nañu daanaka at ak ñaari weer yoo xamante ne ji kon jotuñu seen salaire mu di lu métti lool ci ñoom ki ñu ko jiñ nag moo di jëwriñ gi ñu dénk wàllu finance ak jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram nee nañu seeni jafe-jafe ñooy ñi ko waral ne leen jiitu réew mi dimbali xettali leen ndax sonn nañu Mamadou Fall. liggéeykatu Médis yi tey ji taxaw nañ tembe ngir ñu dégg leen gannaaw ay weer yi nga xam te ni ñu ngi xaar sonn lool ci taxawaay jëwriñ ji ñu dénk wàllu koppar gi ak ci wàllu wérgu yaram gi ñoom nee nañu rek nañu signé ci ñu mu gën a gaawee li nga xam te ni moo di convention bi nga xam te ni moom la président waxoon bëggoon ko ci weeru janvier gi ñu génn. mu yéex ci ñaari problème mooy ministère des finances mooy ki yor wàllum xaalis bi muy monsieur Abdoulaye Daouda Diallo ak ministère de la santé muy monsieur Diouf Sarr ñoom ñoo bañ a signé kon protocole yi ñoom ñoo ko war a signé dañ ko war a signé ndax léegi kat dañ sonn te itam réew mi dafa soxla garab donc dañu war a signé loolu ñu jox xaalis bi parce que nit ñi dañ sonn. maintenant nag de petits fonctionnaires on dit bien de petits fonctionnaires war nañu fi nekk di téye réew mi sénégalais yëpp bi ñu xamee Médis mooy bi mbas mi ñëwee. crise daloon leen ñoom société bi daal di tëjoon seen buntu waaye mbas mi bi mu feeñee rek ñoom ñu waroon suqaliku ci ndemefteefu président de la république. waxee donc Médis Sénégal ñëpp xam nañ ko ndax chloroquine bi doon defar. donc mu arrêté liggéeyam depuis 15 janvier 2020 ndax dafa wax ne dafa am ay pertes financières moo taxoon mu arrêté liggéey bi mais nag bi nga xamee ne Covid dugg na Sénégal ñu gis ne maanaam industrie pharmaceutique dafa doon lu am solo ci am réew te li ci gën a doy waar mooy Sénégal benn la ci am mooy moom donc njiitu réew mi ci gis-gisam mu ne dañu war a ubbaat kër gi ndax dañu bëgg li ñuy wax souveraineté pharmaceutique maanaam mooy garab yi ñu defar en tout cas pas lépp mais lu bari ñu koy defar Sénégal. ces ministres et ces fonctionnaires yi taxaw. téye dossier Médis boobu nañu xam ni 5 jours lañ leen may dès la semaine prochaine dinañ ñu dégg sur le terrain parce que xam nañ ni kilifa gi nga xam si mooy joxe ndogal joxe na ndogal te ñun dinañu exécuter ndogal bi mu nga ñoom mënuñu ko exécuter ñun dinañ ko exécuter. waaye taxawaayu jëwriñ ju ñu dénk wàllu suivi dossier woowee tax ñoom nag liggéeykat yi dugg ci ab ndóol gu métti ndax boo dee xool toog nañ ci lu tolloog fukki weer ak ñeent amuñu salaire loolee dugal seen i njaboot ci guuta. journée mondiale de l'eau bëccëgu tey gii la ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars bëccëg gi ñu jagleel màggal ndox ci àdduna bi yëpp fii ci Sénégal nag boo fexee waxi ndox xel dafay dem ci ñi nga xam ne ñoo ngi dund jafe-jafe ngir mën a jot cim ndox li koy firnde moo di fële ca Grand Yoff quartier Arafat 5 askan wa li ñuy am ndox liñ koy ñàkk moo ëpp mu di lool daa yokk seeni coono ak jafe-jafe rawatina ci jamono ji nga xamante ne ji ku ne ngi seet noo muccee ci woppi coronavirus yi reportage Fat Bintou Konté. ñi ngi fii ci commune Grand Yoff ci quartier bu ñu naan Arafat 5 fii nag mosuñu am ndox ñàkkub ndox daf fi nekk loo xam ne daf fi mujj sax chronique. moom dañuy faral chaque jour di ñàkk ndox
waaw ndax bu ñu amulee ndox wax dëgg yàlla ci cité la ñuy dem di wëri ji ndox chaque jour fa ñuy dem la ñuy dem di wëri ndox mais ñaari fan ñetti fan ndox day ñàkk guddi lay ndox bi di ñëw guddi lay ndox bi di ñëw mu rootal ñëpp bidon yi waaw bëccëg mi moom heure bi demal xool dara amu fa ndox. à part de 7 heures doo gis ndox 4 heures du matin contre ko tuuti lay xel tuuti suñu gor yi tollu ñoo solu tollu ñoo def dara fu ñu toll ñu ngi nelaw ndax gëmmentu kii nga gis nii 4 heures du matin lay yeew wala 3 heures. ñi fi yeewoo nag seen am ndox nekk na loo xam ne teguwut yoon askan wi nag lu ne dañuy def ngir trouver solution ci seen jafe-jafe jooji. di gis nga sama bët bi dañuy fanaanee root ba fajar duñu nelaw boo xëyee war a togg war a sang say doom. yeewu 4 heures du matin bala ngaa root 5 gouttes wala 6 gouttes robinet bi tëjaat ba fi mu nekk ne robinet baa ngi nii xellu boo duggee ci biir di nga ko gis. camion citerne ya daan faral di ñëw sax ci quartier bi di leen soulager ñoom nag dañoo fax sax ñëwatul la. kaas nga ko fi taayee ba ñu commencé woon di indi ay oto ndax léegi arrêté nañ ko. oto yi ñëwatul. mu di situation boo xam ne fi mu toll nii daf leen a metti lool surtout jamono ji nga xam ne ñi ngi ci jamonoy mas mu di coronavirus bi lii. boo nee raxasu corona kon fooy raxasoo boo amul loo raxasoo nay tegee zel ah te ñu ngi wax na corona jóge fi corona bi nu mu fiy jógee. boole ko ñu naan corona dee leen raxasu dee leen defar ba mu set ana nooy setee te amoo ndox. bon tey nag li nga xam ne moom la ñuy wax journée mondiale de l'eau moom la ñuy célébrer moom mii di ndox nag nekk nag jafe-jafe ngir accéder ko ci quartier périurbain yi nga xam ne moom moo nekk fii ci Ndakaaru. des ba léegi ci wàllu ndox mi dox dem ba ca diwaanu Bambey union du monde rural ñoom li ñu bëgg moo di seen ndox mi buñ ko dénkati fermier bii di Aquatec assemblée générale buñ doon amal ca la ñu xamle loolee ndax ay gàllankoor ak i jafe-jafe rek la leen di jural Babacar Diouf. diggante Njaareem ak Jurbel siitu ndox toq fi askan wi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ci àll bi doole son doole wu yuuxu wollu ndax li nga xamante ni moom la ñuy dund ci ñàkkam ndox ñu teggil leen ko fi. injustice boobu dafa war a dak ci mim réew ak impunité parce que mënuñu seetaan Aquatec ñëw di jël ay pompe forage di ko sànq di ko yóbbu kenn xamul da koo jaay kenn xamul da koo wanteer kenn xamul fu mu yóbbu forage yi Aquatec di ñëw di dak ay tuyau te dara fekku ko ci Aquatec di ñëw di saboter ay tableau de distribution dara fekku ko ci Aquatec di ñëw non seulement jëflantewul woon ak li mu wax ak askan wi mais di bàyyi ay bor yoo xamante ni dem na sax ba juróom fukki million ak ñaar ci yenn localité yi ñu ne loolu nag dafa war a dak te état du Sénégal bu arbitré wul suñu diggante ak Aquatec lii nga xamante ni moom la ñu nemmeeku woon ci taax yi lu ko gën a garaaw mën naa xew ci dëkku kaw yi. mu di situation bu doy waar ndaxte ñàkkum ndox mi tax na lépp lu doon activité ci àll bi taxaw Modou Sarr Ndiaye moo di maire bu Baba Garage. Agifor bi ñu yore ndox mi ñu ne amoon ci ndox moo ëpp léegi li ñu am ndox. wàllu qualité ndox mi aussi gis na ni amatul ndax fii ci Baba Garage yi nga xam naa que de forage bi ci boppam war na am lu mat at ak lu topp loo xam ne kenn raxas ko kenn du ko nettoyé leneen li nga xam ne aussi. moo ëpp solo ca ñu waxoon ni ko daanaka li fa nekk ci périmètre maraîcher ëpp na fukki périmètre maraîcher yoo xam ne bu ci nekk fukki hectare ak nangam la yor daanaka moo yoroon gox bi ba Aquatec ñëwee ba léegi ñi ko yoroon mënatunoo bay ndax gisatuñu bu ndox. ci wàccal bés bi ñu jagleel ndox ci àdduna wërngal këpp askan wi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ci dëkku àll yi mu di dëkk boo xam ne ni ndox manqué na fa lool mu nekk ci département bu Bambey RFM ba. léegi borom sareet yi dañuy def visite technique ni ko borom wata yi di defee dogal bu ni mel dawalkati sareet yi ci diwaanu Tëngéej rafetlu ko ñu ànd ci Ousseynou ci am Ahmadou Bamba Samb reportage. lii di charrette yeeg voiture yi war nañoo am visite technique ni ko woto yi amee fii ci diwaanu Tëngéej xam ne lii di transport hippomobile daf fi am solo lool ñi di yëngu ci secteur bu ni mel rafetlu nañu ko. kayit yooyu ñun dañ ko sax yàkkamti pour am ko waaw parce que tamit vraiment diggante fas wi yaa ngi dégg yenn saa yi mu dem ba yàgg mu am problème pont jam ko yaa ngi dégg wala mu fakkasalu daanu yooyu yëpp dama war am kayit parce que su boobaa ñu jógee foofu kayit yooyu moo ñuy permettre ñu am fu ñu dem pour ñu fajal ñu suñu pass. mu doon ay dawalkatu charrette ak ay dawalkatu voiture yu bëgg nag autorité yi ñu woyofal dogal bu ni mel. visite technique bi man dégg naa ñu koy wax ci rajo yi mais bu ñu tegul sart yu diis daal moom baax na moom xaw ma nag gouvernement bi ñëw tegul daal sart yu diis bu ñu dimbali woon daal oyofal nu ko moo gën moom bu dee mënul ñàkk moom bu ñu ko oyofaloon moo gën moom parce que voiture amul ginnaaw waaw te koo ci gis bu nekk buy liggéey li mu yaakaar ci voiture bariwut dañu ci góorgóorlu rek.
ci ñuy jëfandikoo nag waaye dem ak dikk yooyu ñoom nag rafetlu nañ bu baax dogal bu nu mel jàpp nañ ne daal lii di voiture yeeg sareet yi war nañu am visite technique. ndax du fait que dem nañu ba oto yi am nañu visite technique c'est normal tamit borom voiture yi tamit war ko mën a am ndax sérieusement ñoom dañ fi ñëw pour daan si seen doole te yaakaaruñu dul seen liggéey bi kon ñoom war nañoo am visite technique si yoon war nañ si mën a am. ngir nag tas arrêté bu nu mel lii di état bëgg nag jàppale ak ONG bii di Broko mu doon nag organisation boo xam ne bii day yëngu nag ci nekk nu li nga xam ne lii moom mooy fas yi mbaam yi ak xeetu mala yooyu nga xam ne nii dañuy yëngu ci wàllu transport ci dëkk yi nga xam ne nii dañu nekk en voie de développement. kuréel gi sàlloo saytu weer wi mu di commission nationale concertation croissant lunaire coow gi ci seen biir di jër coow li moo di fanweeri millions yoo xamante ne ji nee nañu état bi moo leen koy jàppale loolee dafa di coow ki nga xamante ne moo di El Hadji Oumar Diène mi coordonnateur bu kuréel googee di xamle ne bi muy yegg si kees yi dafa viddoon te wartoon a demee noonu ndax atum 2017 jàpp 2020 lu toll ci téeméeri millions ak ñaar fukk ña nga woon ca kees googe loolee des ko war a lijjanti mu teg ci ne lu ne mel des ko bàyyete mu jàll fu xaalis jógee fu muy dugg ci biir commission bi danañ ko saytu ba mu leer a leer ñu déglu ko ay kàddu la yu mu yëkkati tey ji ci janoo bu ñu doon amal ak taskatu xabaar yi ñu déglu ko ci micro Maymouna Ndiaye. 30 millions at mu jot mu nekk 120 millions ñun gisuñu ci dara xamuñu ci dara bu ñu demee seeti weer bi dañuy joxe 3000 francs pass ma ne man du ma jël bugguma parce que man xeeb naa 3000 francs pass maa ngi jógee sama bureau fii ci grande mosquée dem fii ci RTS 3000 francs nañ ko jox ki jóge Kër Mbay Fall wala ki jóge Wakaam jël taxi aller retour pour mu paas ndax dina fay lu ëpp loolu donc loolu dama ko xeboon toujours li taxoon ma def ko tamit xamoon naa ne am na lu am te bañ ci taq moo tax ma téye loolu sama bopp ci loolu ndax bu jëlee jabaram def ko très caissière jël kii yëpp def ci lii doom yi dañ ci dañu bokk ay doom ministre léegi nga gis doom yi nekk ministre wala dara ñu ngi ñuy empêché ñu dem RTS seeti weer bi ñaari weer a ngi ni mënuñu communiquer ndax doomam mooy def pression ci directeur bi ne bu fi kenn wax sama baat nag mooy effacé naa loolu bu ci kenn waxati mu toog ba guddi mu téléphoné ma ne ma na nga ibbi compte bu bees boo xaalis ñëwatee nañ ko dugal ci compte bu bees bi. def nañ ko ibbi nañu compte bu bees wax nañ ko kilifa yi neneen xaalis bi nay dem ci compte bu bees boobu am nañu local parce que léegi kenn dootu ko def kër kenn dootul nekk kër kenn tamit dootul nekk adresse su kenn luy nañu bureau foofu lañ koy defee. membre yi ci nekk yëpp dinañ ciy ñëw saa yi ñuy seet weer bi tamit fa la ñuy jëkk a daje balaa ñuy dem RTS wax li ñuy wax def li ñuy wax xaalis bi bu ñëwee tamit noonu lañ koy gérer. waxtaanee wàllu tàggat yaram football ak AS Pikine mi bokk ci équipe bi gën a teg tànk jamono ji ci wàllu Ligue 1 bi ndax am na ñaareelu ndamam jàmbaar bu Saly moom la dóor ñaari bal ci benn mu tënku ci fukk ak benneelu bëccëg bi mu it ñette ndamam yu tegaloo Cheikh Sadibou Diarra di ñu ceen di ay leeral. AS Pikine moo dóor jàmbaar bu Saly ñaari bal ci benn ci noonu mu tegle ñetti ndam. bu nuy football ak académiciens yi li gën a baax mooy ñu leen di jege di teel a yegg seen kaw pour empêcher leen ñu développer seen jeu te loolu gis naa ne wax dëgg yàlla respecté nañ ko def nañ ko donc ça nous a permis ñu teel a dugal ñaari but donc voilà donc dama leen di jaajëfal ci loolu et puis voilà xamoon nañ ne aussi su fekkee ne jàmbaar pressé nañ leen nangu jouer ci seen i 30 mètres mënoon nañ ci am dara et puis xamoon nañ ne aussi ñoom ci centre yi vraiment dañ ci doon am ay difficultés. jongante bi nag mu ngi am ci kanamu public bu xaw a takku su fekkee ni sax ligue bi dafa ne ñu xaar club bu Pikine bi yàkkamti seen dellu si. maanaam du koppar yeeg yooyu mais chaleur humaine bi nga xamante ni ñun ak ñoom daan nañ ko saafunte ñoom tamit mu nekk loolu namoon nañ ko te loolu aussi le football bi laat mais quant à nag pression ci xale yi man jàpp naa ne pression bi ñun ñoo koy teg suñu bopp ba pare te ay compétiteurs lañ dañu war a nangu la pression. jàpp leen ne ñi ñëw ñëpp dañu ñëw pour yéen mais voilà il faut se donner à fond et puis ngeen jouer sérieux li ngeen bëgg da ngeen koy am donc man damay jaajëfal public bi di leen wax ne nañu gën a ñëw nañu gën a mettre la pression. ak ndam bi mu am AS Pikine moo nekk ci juróomeelu place su classement bi ak fukk ak juróom-ñetti poñ ki jiitu rawee ko ñaar teg si dese na benn jongante ak ASC Jaraaf. équipe nationale bu Sénégal ci wàllu football ña nga wutali Congo ngir war fa kon jongante lu aju ci juróomeelu bëccëg éliminatoire CAN 2022 jàppale ne kon lu toll ci ñaar fukki football kat ak juróom ñoom la entraîneur bi mujjee am
muy Aliou Cissé footballkat bu ci mel ne Joseph Lopi, Abdallah Ndour, Mamadou Fall, Madické Kane, Pape Seydou Ndiaye, Abdallah Sima ak Seyni Dieng dañ leen a convoqué ngir ñu war a remplacer kii di Saliou Ciss, Youssouf Badji, Edouard Mendy, Alfred Gomis, Moustapha Nam ak Ismaïla Sarr. mbokk yi foofee la ñuy yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média 20h di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci xibaaru tubaab yi yàlla nañu yàlla doole jàmm ñu fanaan jàmm.